asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn recette boo xamante ni fataaya la ñu bëri dañ ma ko doon laaj mais nekkul comme fataaya Sénégal toujours dama koy def juste beneen façon boo xam ne sous forme de rose lay jël donc sans plus tarder lii nag moo siy dem dinañ soxla viande hachée boo am wala bu fekkee ni bu jën nga bëgg par exemple thon mun nga ko utiliser man viande hachée de dinde laa yore fii lu fi desoon la rek ma utiliser ko dinañ soxla soble dinañ soxla poivron boo ci am rek man bu verte ak bu rouge bi laa yore dinañ soxla aussi persil ma am bu wow ak bu tooy bi mi ngi nii ma fejet ko donc def ko fii dinañ soxla suñu ay épices yi nag maa ngi yore ak herbe yu wow yi maa ngi yore fii laaj ak poobar bi nga xam ne dañ ko mélangé ma yore fii curcuma yore fii jinjeer tuuti rek yore fii aussi persil bu wow daal di fii yore thym ak aussi sage moom moo fi nekk yore fii aussi lu ñuy wax garam masala loolu gis ngeen ko c'est indien donc dafa am ay mélange d'épices yu bari yu ci nekk ay lu mel ni ay jinjeer ay kii bu mokk ni ñu koy waxee cloves mooy xorompole bu mokk façon yooyu la quoi mélange d'épices la comme genre 5 épices wala 7 épices mais ñu gën ko yokk tamit yeneen épices ci biiram quoi léegi dinaa fi am aussi basilic ak tuuti kaani donc ak suñu xorom poobar ma yore fi pour pâte bi tey jii damay yore li ma nekkuma fi pour defar pâte ku mu neex nga defar comme pâtu fataaya mais man li ma yore fii moo nekk pâtu pizza keroog dama doon defar ak xale yi pizza ci kër gi xam naa donc li desoon moom moo nekk nii au lieu de may nekk di defaraat beneen pizza dama ko dencoon pour beneen yoon ma defar pizza mais comme tey jii dama ko soxla gaaw ma daal di ne naa ko génnee comme ça moom ma defee ko fataaya parce que pratiquement à part nen yi nga xam ni bu la neexee nga def ko ci sa pat fataaya loolu rek moo ci manqué mais sinon yeneen ingrédients yëpp ñu ngi ci biir donc man pour jouer ci loolu damay daal di def diw ak yooyu noonu sans plus tarder duñ def rek lu de ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà comme d'habitude rek dañu jël suñu poêle bi teg ko pour mu commencer tàng léegi nga xam ne su ma ci defee diw bi rek damay daal di def sama kii nuñ koy waxee ti viande hachée bi après ma daal di def soble yeeg yooyu donc tuuti diw rek laa ci def tuuti bismillah juste loo xam ne dina ma mun a rossi xaw ma rossi la xaw ma sautéel kii bi viande hachée bi donc loo xam ne dina couvrir taatu poêle bi rek bismillah gis nga damay gaawantu tojate ko nii bala muy def ay doom yu rëy rëy ci sama loxo daal parce que dama bëgg mu tas fin ba bëgg a dee moo tax ma koy gaawantu di ko tojate nii te ni ngeen gisee flamme bi def noonu ah boo fekkee amoo ventilation bu kii aération bu baax nii ci kaw feu bi bu ko def parce que mun na boo ko mënul contrôler rek mun na kii jàpp leneen daal gis nga ni mu defee ndox nii daf koy togg donc c'est pas grave c'est pas méchant du tout gis nga defaguma ci assaisonnement damay xaar ba ci kanam ba ndox bi ngeer ba mu leer ma ni des na maa ngi waaj a def soble yeeg yooyu après ma daal non bu ma defee soble sax ba pare parce que bugguma soble bi tam génneel ma ndox fii ku buggul aussi def étape bi mun nga mélanger soble yeeg épices yeeg kii bi viande hachée bi ni mu cruwee noonu raw nga daal di koy jël après def ko ci sa pâte man bugguma di def loolu généralement parce que doo xam fan la affaire yi di ñàkk ñoree yépp ci biir wala fan la xale yi ñëwee bëgg ci kii surtout ak lu mel ni volaille daal
yooyu dañu mun a transférer comme salmonella ak façon xeet googu noonu moo tax dama koy éviter le plus possible. bu ngeen di xool lu may togg lu si bëri loo xam ne dañ koy def si pat wala dañ koy enfourrer ci lenn rek damay préférer togg ko ba pare door ko def. donc lii étape boo xamante ne c'est optionnel. gis nga à ce niveau su ma neexoon ma dem xeenti ndox bi mais xam naa ni mën na seey évaporé wu yëpp sans pour autant ma xent ko. ki nga xamante ni moom dafa defar quantité bu bari te bëggul taxaw foofu di ko xaar ba ndox bi yëpp évaporé mun na dem xenti lii nii fi mu nekk nii après ñëw teg viande hachée wam. voilà gis nga dafa gaaw a évaporé parce que quantité bi ma defar tax koo bëri noonu jëlul sax 5 minutes mu évaporé yëpp. donc ma daal di ñëw def soble bi du ma ko gaaw a assaisonné bala muy may génneel encore ndox. xam naa ni du ñàkk mu am ndox ndax kii bi poivron yi dama leen defoon ci frigidaire bi te xam nga li ma leen di wax chaque fois boo ko congelé da ngay bàyyi ba nga xam ni soxla nga ko nga door ko génnee mais man tey dama ko teel a génnee donc te mu indil ma ndox yooyu mais garaawul ba tey mun naa ko jël rek. gis nga poivron yeeg soble yi dafay sakkanal sa kii rek sa stuffing maanaam ndawal gi ci boppam daf koy sakkanal. voilà léegi ñu def suñu épices yi donc dinaa commencer def laaj. boo leen xoolee épices yi ma def yëpp dafa am antioxydant ak aussi nekk ay anti-inflammatoire nga xam ne surtout ak pâte bi nga xamante ni maanaam farine bi nga xam ne dañ ko koy booleel. sama gars yi nga xam ni ñoom dañuy duñu lekk gluten ak yooyu ñoom dinaa leen indil beneen version beneen yoon incha allah boo xamante ni xam naa boobu tuto rek lay doon. noo xamante ni dinañ mën a am ay fataaya ak yooyu surtout ñiy def régime cytogénique yi dinañ mën a lekk fataaya sans pour autant utiliser farine de blé bi ci boppam. mun nañu utiliser farine de coco wala farine bi nga xam ni li ñuy wax fathead dañ koy boole ak kii ak fromage donc pour créer farine ci boppam quoi wala poudre d'amande yow yaay xool. man xam naa ni farine de coco laa koy defee parce que moo gën a accessible ci ñu baree bare incha allah macha allah xeeñ baa ngi neex ba bëgg a dee. voilà gis nga léegi damay daal di def sama sel bismillah daal di def aussi suñu assaisonnement bi nga xam ni dafay am levure nutritionnelle am poobar kii ail en poudre oignon en poudre sel ak tuuti curcuma. voilà gis nga lii pare na. donc damay daal di ñëw def ci sama persil bi nga xam ni mooy bu tooy bi bu ma ko defee rek daal di fay sama gaz. donc gis nga même affaire bi même assaisonnement bi ak yi ci nekk ingrédients yi moom la ñuy def aussi bu ñuy defar suñu samosa yi muy wala sambusa ça dépend fan nga nekk. donc moom lañ koy defee style boobu laa ko defee daal moo tax ma ne leen woon début bi du mel ni comme fataaya Sénégal dañuy changer tuuti. ku mu neex nag mun nga ko def comme bu fataaya Sénégal te day neex ba léegi wala nga am ginaar bu des nga fejet ko daal di def nii rek day neex tamit. donc damay fay gaz bi léegi bàyyi ko mu sedd après nag le temps loolu muy sedd fii ñu daal di commencer dër suñu pâte bi bu ko defee ñu mun a dagg suñu cercle yeeg affaire yu demee ni ki noonu comme ça yëf yi nag daal di daanaka pare lenn li dem koy dugal ci four bi mais dinaa leen wan option pour ku amul four incha allah nu muy def. voilà gis ngeen pâte bi su ma paree dama koy toujours lem def ko ci papier sulfurisé. gis nga sama surface su la neexee nga def ci farine wala nga def ci diw tey jii diw laa ci def parce que gis ngeen li ma leen waxoon ni defuma ci woon kii comme pâte bi amul nen ak yooyu il faut ma maximiser ci côté boobu pour nga xamante ni dina crispy maanaam dina croustillant daal. voilà gis nga damay ñëw rek après dër ko côté yi dëll yi rek laay jéem a tàppal nii. bugguma leen def fataaya yu dëll parce que comme dama koy superposer sinon dafay dëll ba mu ëpp. moo tax damay dër affaire yi ba mu fin carrément. voilà léegi nag ku mu neex après nga jël sa lu la neex benn lu rond daal nga daggee ko def ay. ma jëlee ni daal di koy formé waat encore
benn cercle. léegi nag astuce bi mooy damay tegle par cercle 4 cercles laay jël gis nga ma superposer leen quoi donc gis ngeen damay jël par 4 cercles ma defaraat beneen ma wan leen gis nga su ma jëlee nii ki nga xam ni moom tàmm ko def mun na defar cercle yu gën a mag tuuti comme ça mu mun a am contrôle gis nga ma jëlaat formé waat cercle tegaale ko teg ko ci kawam gis nga ma jëlaat bi tegaat ko fii gis nga tuuti rek laa ciy teg loo xam ne dina tax ñoom ñaar ñu kolente gis nga boo xoolee benn côté bàyyi beneen côté bi mu intact parce que foofu après dama koy lemaat une fois nga am la main rek ça devient très facile léegi ku mu neex mun nga ci def fromage aussi donc ma daal di jël gis nga suñu stuffing bi muy suñu farce bi daal di teg léegi nag fii da ngay jéem a contrôler sa bopp nga xam ne doo ci def ba mu fees dell sinon rek nga yàq lépp gis nga soo jëlee nga def rek lu xaw a yem léegi ma daal di jël côté bi nga xam ne dama ko doon taawi sànq rabattre ko ci kawam gis nga ni ma koy rabattre gis nga bii sax man sama kii bi dafa xaw a bari parce que dama fàtte ni kii yu ndaw la xëy na deuxième bi dinaa régler gis nga léegi ñu commencé ko rouler comme basang instant bi bismillah gis nga ubbi ko def say pétales donc mu daal di mel ni rose gis nga bu mujj bi dama koy daal di jël teg ko ci suuf nii nga xam ni day toogu gis nga ñu fexe ba duñu exposer lu bari daal ci ndawal gis nga damay tëjaale nii ñu defaraat beneen ma wan leen incha allah gis nga bi yoon damay régler def lu yem voilà léegi ma daal di jël ëpp gis nga mu tëj ko carrément soo defee lu yem rek da koy tëj gis ngeen nu mu ko tëjee nii donc du jar sax ngay nekk après di inquiété wu ci kii bi naan tëju naak ma tëj yenn côté yi gis nga ma jëlati lem comme basang bismillah gis nga léegi nag nga am choix wu ubbi pétales yi gis nga toujours rek ñu fexe ba côté bi toog donc gis nga léegi ñu daal di yeggali après wan leen yi ñuy def yëpp nu muy mel incha allah voilà gis nga am na yu ñu defaragum fii dama leen di wan pour ki nga xam ni moom dafay saaf nu muy def man su fekkee ni dama comme bu ma koy defi ji ci e-wave bi dama ciy diw d'habitude xam nga nen laay jël bu ñu bati def ko ci diw ko dugal ko ci kii bi tey diw laa ciy jël diwlin laay jël diw ko ci ku mu neex nga def beurre comme ça mu jox ma mu mel ni comme lu ñu saafee fii nii mais dinaa leen won pour ñi nga xamante ni amuñu four par exemple ñoom lu ñuy def da ngay jël mel ni rek comme kuy saaf fataaya rek booy xool dama defar ñaari forme ñaari kii taille du moins bu rëy ak bu yem donc gis nga nii rek ngay jëlee xaaral ma génnee pétale rose moom xam nga mooy loolu pétale yëpp duñ tolloo te rose yëpp benn du si ndiroog sa borom du si tolloo tamit ak sa borom donc ma daal di ñëw fexe ba nga xam ni fi ma tëjoon fi moom mooy féete suuf bismillah gis nga ma dugal ay ñaar yooyu rek après li ci des ma dugal ko ci four bi incha allah juste pour wan leen quoi voilà ngeen fexe diw bi ba mu bañ a tàng bu dul loolu rek day ñor ci biti day doore ci biti te du ñor ci biti léegi au lieu de ma dëpp ko dama koy tëral nii ci côté bi comme ça du changer sama forme rose daal voilà gis nga lii la ñuy yeggale rek après ñëw wan leen suñ ko dindee ni muy mel incha allah voilà donc gis nga ñoom bu ñu génnee nii la ñuy mel gis nga ni mu rafetee donc dañuy daal di yeggale rek gis nga bii dañuy daal di yeggale après ñëw wan leen incha allah bu ñu ñëwaatee wan leen bu ñuy dugal ci four bi nuñ koy defee incha allah. lii dem ci four bi laay ñëw def gis nga ku petit collé laay def nii fi mu nekk nii dafa dagg sama loxo gis nga mu réglé jàppaat njàmburam bismillah. léegi su ma paree dama leen di wan par exemple nu ma koy def avant ma koy dugal ci four bi gis nga yi may dugal ci four bi tey nii rek laa koy def gis nga su ma defee nii
fexe ba du ma yàq pétale yeeg dara yi dem ci four bi moom bu amee luy génn c'est pas grave parce que ñoom rek tak ñu pare. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek seen émission mi ngi woon nii tey ñu daal di leen woon indil nag li ñuy wax fataaya boo xam ne dañ ko def sous forme de rose nga xam ni neex naa topp neex naa defar loolu ngeen gis bu mag bi nag boobu dama ko def benn bu rëy parce que boobu kii woon na daal li ma dese woon si kii bëreetul woon si filling muy farce bi donc ma daal di ne naa ko def ci benn rek au lieu de may nekkaat fii sama pat bi dafa jeexoon daanaka presque li desoon du mun a def beneen moo tax ma def ko donc di may fataaya bi nag képp kuy safoo bernde famille chez Bilo bi yëpp laa ko jox sama abonné yeeg ñëpp ñi may safoo ñoom laa ko jox di leen wax bu leen fàtte toujours di abonné wu ak aussi partager vidéo yi ak commentaire de leen ko like tamit di wax ni vraiment affaire bi yéen a ko moom seen bos la famille chez Bilo tey jii yéen nañu jox bernde bi yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah